Ngidila FM 103.4. mbokk yi dal na nag jàmm ci xibaaru ay bés gi di dibéer yemoo ko fukki fan ci weeru janvier ci atum 2020 kaddu gi di jibee ci meeru bu Ngidila ci yoonu Mbéjéen bisimila ci ponk yi. ñu doore ko ak yokkuteeg denrée alimentaire yi di dund gi ci Sénégal rawatina ci Louga njëgug dëwlin gi dafa gën a yokk dinañ ci ñëwaat ci xibaar yi sociologue bi di Bassirou Diop li mu jàpp mooy gouvernement bi dafa war a soppi communication bi muy def jëmale ko ci xeexuk mbas mi te jéem a def approche communautaire yaatal gi ci kanam tuuti dinañ ci ànd ak Mamadou Ndiaye Ba danañ waxtaan tamit wàllum tàggat yaram championnat Sénégal gannaaw bi nu ko dooree di ko amal ci huis clos maanaam lu kenn dul fekke taskatu xibaar yi nag mënuñu ko teewe faaw ñu am ab accréditation yooyu la nag nanu ko doon séddale fii ci Louga coow kase la fi jur ndax yenn ci ay organe liñ leen jox dañu ko xeeb ñeneen ñi ay organe ku ci mel ni Ngidila FM moom jotuñu ko sax jox dara ba sax ñoom doonoo jàpp ni dañ leen cee boddi Cheikh Ndaw dina ci ñëwaat ci reportage ni mu gën a yaatoo ak kii di Samba Top mbokki ponk yaa ngi noonu neskis ñu yaatal. Ngidila FM 103.4. Ngidila FM 103.4. del di ko jaajëfal Serge mi nekk ci wàllu machine bi yéen ñu tataan Ngidila FM 103.4 di leen jaajëfal ñu door xibaar yi nag comme ni ñu ko waxee ak yokkuteg denrée alimentaire yii di dund gi ci Sénégal rawatina ci Louga njëgug dëwlin gi dafa gën a yokk kii di Modou Awa dafa nañu ci ab reportage. fan yi ñu génn li ñu seetlu mooy njëgu ceeb rawatina diwlin gi dafa yokk bu ñu ñëwee fii ci marché central bu Louga di laaj ñenn ci ay commerçant dëggal nañ yokkute googu Dame Sall kenn ci commerçant yu ñu taseel ñëw na ci lu waral yokku njëgu diwlin gi. maa du ñooy préciser diw gi rek waaye du dong diw gi dong yokk moom am na ci lépp diw gi moom li tax mu yokk moom bu manqué mooy njaayam wolof rek moom bu manqué yokk bu fekkente ne ñi nga xam ñoo koy importé bato bi sori na ak sigul Dakar lu leen neex la ñuy jaayee bu ñëwandoo itam mu wàññi ko waat rek noonu daal laa xam ci njaayam diw mi moom. lu soriwul dara ci marché bi ñu taseek beneen commerçant mu ñuy xamal fan la prix diwlin gi toll jamono ji. waaw absolument dawlin moom yokk na parce que dawlin jamono yi ci ginnaaw rek un mois et demi doon nga ko mën a am à 14500 prix détail prix en gros 14000 mooy 20 litres mais moment bi mi yaa ngi koy amee en gros 17000 voilà moo tax dawlin yokk na moom ça fait 3000 ou 3500 waaw yokk na moom. waaw 5 litres 5500 dans les normes ci yoon 5500 5250 te mi ngi doon jar 5000 wala 4800 1 litre 1200 la bu fekkee natt bi 1000 francs la waaw mais diwlin moom yokk na énormément ñëpp xam nañ ko waaw. soxna si moom dem bay gis ni lii di prix diwlin gi dafa jéggi dayoo amaana sax qualité bi leen andil gënalu ko. diwlin bi carton bi lay jël 14000 lay jar bi ma koy jënd mais après ba jëndee pare lañ ko yokk léegi dem na ba 16000 pour nga am sa diwlin bu baax mooy problème bi nekk affaire yi moom métti na lool ci nit ñi koy jënd. métti ci géej gi togg dong nag lool kay xanaa jéem a togg rek dem ko jënd togg. ñu am yaakaar ni fan yi ñu jëm njëgu diwlin gi ñu nemmeeku yokkute dina delluwaat ci prix normal bi ñu ko xamee woon. jaajëfal ko bu baax moom Modou Awa mi ñu doon defal nag ab reportage jagleel ko tamit yokkuteeg denrée alimentaire bi rawatina njëgug dëwlin bi fii ci biir diwaanu Sénégal rawatina ci biir diwaanu Louga aywa ñu tàbbi ci sociologue bii di wuyoo ci turu Bassirou Diop li mu jàpp mooy gouvernement bi dafa war a soppi communication bi muy def jëmale ko ci xeexug mbas mi te jéem a def approche communautaire nan taataan ay kàddoom ci micro Ndiaye Ba. problème bi surtout ministère de la culture problème bi c'est un problème culturel parce que à partir du moment où ngay wax ay comportement rek boo xoolee lépp soubassement bi culture la foofu lañu waroon agir ba mën a vraiment convaincre population bi ñu mën a adhérer wu ci kii yoon te arrêter communication verticale bi mooy rek lu jógee ministère wàcc wala lu jógee au niveau central wàcc c'est-à-dire communication horizontale bi moo lay permettre nga mën moom la ñuy tuddee approche communautaire boobu ñu wax depuis lors ñu ngi koy théoriser nii mais en réalité pratique bi ko les jeunes yi tey boo leen responsabiliser woon tey boo responsabilité mu xam vraiment la gravité de la maladie kooku tey yaakaar naa ne du fa tal nekk di manifester wu keneen koo xam ne également aussi ma ngay manifester wu mu xaritam ak yooyu aussi moom dana am capacité convaincre ko ba mu bàyyi li muy def malheureusement impliqué wul leen dañuy ñëw rek wàccee arrêté mu jógee au niveau central ñu mel ne comme si dañ naan leen def leen di force te doomu aadama noonu nga koy gérer du ay c'est-à-dire dafa am da nga koy conscientiser davantage li mën a comprendre la nekkul lu ñu cautionné tey buñ sañoon ñun tey ndaw ñi buñ appliqué couvre-feu ci réew mi ñoom ñëpp ñu parce que vraiment jàpp naa ne état bi ci boppam amul benn intérêt di tëj nit ñi
Vous écoutez Ngidila FM 103.4. Ndiaye Ba di ko jaajëfal ñu fàttali leen ni sax moom mooy nekk sunu ganuk njeexatalu xibaar yi kii di Bassirou Diop di ab sociologue ay wa dañuy tàbb ji ci mbas mi ba tey mbas mi nag tey la gën a wulee ñaay fii ci Louga laaj bi mooy ana waa comité régional de gestion des épidémies CRGE seetlu bi mooy ni ñoom taxawaay bi ñu defoon ci première vague ba demeetul ni ci jamono ji nga xam ni danoo nam yëngalaat engagement communautaire jàngatu Maam Jaara Seen jàngat du 10 janvier 2021 bu amee lu ñëpp mën a manko ci coronavirus bi mooy ni fiñ ci toll nii mësu koo gën a tax ci fépp ci réew mi nag fii ci diwaan bi ñi ngi dégg li xew Daara Jolof Linguère Daaru Muxti Kébémer Koki Kër Momar Sarr Sakal wala Louga ci jamono jooju ay rumeur ñoo ngi daw ñu aju ci ay lim ci ñaata ñoo fi ñàkk seen bakkan ci coronavirus bi mu nekk loo xam ni waruñu ko woon a mën a xalaat ci mbas mi li ñu ci seetlu mooy ni tasur daf see am élan bi ñu ci jëloon lanu brisé comité régional des gestions épidémies CRGE gisatuñu ko déggatuñu ko nee nañu la mature à aurore du V2 moo waxal tey rumeur yi di porter xibaar yi askanu Louga yittewoo woon na xam tey ñaata ñoo daje ak mbas mi ci diwaan bi ak ci gox yi ñaata ñoo ci wuyu ji seen boroom ñaka daan waxatuñu ci te am ko ci ñoom jafe na wante wiiri jaari ndaare engagement communautaire mi doon way wi sa première vague ba xam nañ ni moom la ñuy waajalaat am na ñu ci defoon seen alal seen doole ak seen jot loolu lépp lan la jariñ ak fu ñu ci tollu kon def bilan bi ak état des lieux war na doon un passage obligé ngir engagement communautaire mën a dellusi mu daje nag ak jamono joo xam ni jëwriñ bi yor njàngale mi nee na jàngalekat yi sàmmonte ak mesure barrières yi ci classe yi lii ku xam leneen lu mu tudd lu dul demander la lune na ko wax waa Ngidila FM li am ba des rek mooy ni bu ñu ko pencoo woon mu gën a woyof. jaajëfal ko bu baax soxna Diarra ci jàngat bi mu def jëmale ko nag ci mbas mi nga xamante ni tey la gën a wulee ñaay ba askan wi di laaj ana waa comité régional de gestion des épidémies ñu leen di duppee CRGE di ko jaajëfalaat bu baax ci jàngat bi mu doon def ay wa dañuy tàbb ji ci xibaari biti réew yi ànd ci ak Mami Mbaar Ndiaye. ñu jaajëfal leen ñi safoo 103.4 Ngidila FM dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci xibaari bitim réew ci kàllaamay Kocc dañuy tàmbale rek tënk xibaari bitim réew ca Mali armée bu France mooy xamale ne gannaaw sox yu ñu defoon faagagal nañ fa ay jihadistes yu bari ba gannaaw wax joojulee ay kuréel dañoo génn di ñaawlu li ni mel ndax nee neen l'armée bu France faat nañ fa bakkan yu bari yoo xamante ne seen yoon nekkul ci jihadistes yooyu foofa ca Mali ca Centrafrique moom gannaaw tabub njiitum réew man doon amal falaat nañ njiitum réew ma fa nekkoon di Faustin Archange Touadéra ci premier tour ñu ni téeméer boo jël juróom fukki ak lu topp moom lañu woteel mu nekkagul lu nu wax waaye dinañ ko xaatim ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi ñu nekk waaye laata boobu danañ saytu recours bi way kujje gi jébbal ñuy saytu wàllub élection yi foofa ca Centrafrique ci lànku tabaat njiitum réew ma ñu ràññee ca ñetti opposant ñoom nag lu tax ñu bañ a tabb google mooy njuuj njaaj gi am ci élection présidentielle bi lu ci mel ni bulletin de vote yi jikki ni mes ak xoqatal gi leen doon def ak it jënd gi doon jënd carte yi foofa ca Centrafrique suñu génnee Afrique dañuy dem rek Europe foofa ca Royaume-Uni génne nañ fa ab bataaxal ci àllarba bi ñu génn di xamle ne ca ba corona bi teroo ba léegi ci lu toll ci juróom-ñetti weer ñi ngi soogaa romb junni ci ay faatu ci coronavirus bi ci diirub ñaari fan ñu teg ñaareelu vague corona bi gaaw a wàllaateem gi da leen a jaaxal fi mu toll ni juróom-ñaar fukki junni ak lu topp am nañ doomi jàngoro corona foofa ca Royaume-Uni gannaaw Europe dañuy dem Amérique gannaaw song ba nu amaloon ca Capitole ba di siège bu ñuy defee congrès bi ñuy defee seeni congrès te ñi ànd ak Donald Trump defoon ko ñi ngi laaj ndax Trump wér na ndax ànd na ak xelam di jiite congrès bu réew Amérique nee nañ wóolootul ñu bàyyi Trump mu leen di jiite ci fukki fan ak ñaar yi mu desee ci nguur gi ndax heure bu xëyee mën na faa indi jéeya kii di Nancy Pelosi di njiitu
njiitub démocrate yi nee na ci li xew ca Capitole ba bi mu amee rek lañu waroon a jénn Trump Maison Blanche dàq ko ci fonction wam ndax 25e amendement bu charte bu réewu Amérique may na leen ko. dañuy jeexale rek li gën a fës ci xibaar yi bitim réew yi ca Moyen-Orient ca Arabie Saoudite xamale na ni juróomi fan ci weeru janvier bi ñu jénn ni la taxal nañu waat seen diggante ak Qatar ak ñeenti dëkk yi leen boycotté woon ci juin 2017 sommet bi nag ña ngi ko amaloon ci Al Ula nekk ca bët saalumu Arabie Saoudite ci fàttaliku Arabie Saoudite Émirats arabes Bahreïn ak Égypte doon tuumaal Qatar ni ñuy jàppale kuréelu islamiste yi maanaam jihadiste yi ak it tamit dañoo jege loolu réew mii di Iran bu baax. li rek moo fi gënoon fees ci xibaari bitim réew yi di leen jox dig daje ci yeneen i xibaar te dina ñaanal kenn ak jàmm. jaajëfal ko bu baax Mamy Mbar Ndiaye ci xibaari bitim réew yi ñu doon àddul jàpp Afrique ba Europe ba ca États-Unis ay waa tàggat yaram dañ koy waxtaane championnat Sénégal gannaaw bi ñu ko dooree di ko amal ci huis clos maanaam lu kenn dul fekkee taskatu xibaar yi ngir nag ñu mën a teewee faaw ñu am ay accréditation yooyu leen nag nanu ko doon séddalee fii ci Louga coow kase la fi jur ndax yenn ci ay organes lu ci mel yi leen jox dañu koo xeeb ñeneen ñi sax ay organes yu ci mel ni ngi di la FM moom jotut sax am dara ba sax ñoom jàpp na ni dañu leen cee boddi moo tax ñu toog jàpp seenu bopp kii di Samba Top di président Ligue bu Louga indi na ci ay leeral ci reportage yu Cheikh Ndaw championnat bu Sénégal ñu door ko ak huis clos taskatu xibaar yi war faa duggee ak ay accréditation yooyu nag séddale ba jur coow lu rëy fii ci Louga bu yenn ci ay organe bëggee gedd liñ leen jox ndax jàpp nañ ne doyul ngir ñu mën caa ñoŋal seenub liggéey yeneen ci ay organe yu mel ne ngi di la FM moom faf sax jotuñu dara ba tax ñu jàpp ne diñ leen a boddi ci mbir mi te mbir nag buñ la ci génnee toogal jàpp sa bopp bañ caa addu Samba Top di président Ligue bu Louga bokkit ci membre comité exécutif bi jël dogal boobeeg waa fédération moom gisewu ko noonu ndax dafa jàpp ne coow lépp jafe-jafey ndorteel la ak jàmp gi waaye loolu yokku ci jafe-jafek ñàkk ràññeele APS ak ANPS ndax ca réunion séddale ba palaasu APS ANPS la woon waaye yooyu yëpp yu ñu mën a joyanti la ci journée yi di ñëw président Samba Top dañuy jouer à huis clos avec au total 90 personnes sans tenir compte alkaati yi sans tenir compte Croix-Rouge ak officiels yi 90 personnes yi muy 30 personnes yoo xamee ne club bu nekk moom indi maintenant club bii recevoir di organiser day indaat 15 personnes journalistes yi jox leen 15 accréditation en collaboration avec l'ANPS ci la club bi organiser di leen jox accréditation yi maintenant ñoom bu ñu waxtaanee ak ANPS xool seen diggante kan lañ koy jox léegi nag il se trouve que dans certaines zones du am ANPS ñu ne bu amul ANPS nañ dem liggéey ak APS léegi man ma ñëw yaakaar ne Louga amul ANPS ma laajee lañ ne ma Louga am na représentant ANPS en la personne de Khalifa Gueye ma woo Khalifa Gueye moom muy nekk seen rajo bi ne ko léegi war nañoo réunion tel jour ñu boole la wa ak njàmbur mi def accréditation bi ngeen xool nu ngeen di def parce que du ñu dépasser 15 accréditation mais d'après Cheikh Touré ma ñëwoon ca réunion ba moom dafa defe ne woon binduñu ANPS mais APS lañ bind nee na bala muy ñëw ca réunion ba woon na waa APS ak ay journaliste xaw ma daal ba moom ñu def répartition ba ban defee répartition bi ba pare organes yu bëri am na ñoo xam ne nii ñii dañ ne jotuñu ñii ne leen jot matul ma ne Cheikh Touré du APS ngeen war a liggéeyal ANPS ngeen war a liggéeyal mais comme ba ñuy réunion gisuñu waa ANPS ñu nangu nag la APS liggéey mais nag nee na ñun maintenant prochain mars bu fekkee ne yokk nañu accréditation yi xayrul buñ ko yokkul njàmbur bala mu koy séddale na woo ANPS ñu xool organes yi fi nekk ñoom ñu koy def bu ëllëgee c'est la responsable de l'association nationale de la presse sportive qui est engagée njàmbur bu ko génnee dafa war a woo ANPS ñu def dispatching bi mais moom dafa woon ay organes jox ñi bàyyi ñi loolu moo indi woon coow la nag. ci geneenuk wàll supporters yi di kaas ci ñenn ñun gis ca stade ba ñu jàpp ne la leen fa dugal du accréditation waaye ay négociation te loolu gënul ndax am na lu ci mën a fekk njàmbur la la cay fekk mën naa dem ba nga perte match sax kon nag ñun buñ xasee gis loolu nekk ci njàmbur te nu gis ko buñ ko gisee dana ne ko leede baaxul bu ko rectiful nag am na ñoo xamee ne waa ligue professionnelle moo leen envoyé nga xamee ne ñooy nemmeeku organisation bi ba xam méngoo na ak li yoon bi santaane ñooñu bu fekkee ne defuñu lañ war a def te nga gis nga xam ne ñoom gis nañ ko ba nemmeekoo ñoom dañuy def seeni rapport envoyé ko bu boobaa itam njàmbur moo cay am problème ak lu mu ci mënti doon njàmbur dafa nekk suñ dénominateur commun di lenn lu ñu boole ñun ñëpp te lépp ñëpp lu ne ku ne da cay ne kon nañuy fexe ba kenn ku nekk ci askan wi di ci gis boppam di ci yëg boppam bu ko defee ñu mën a àndandoo boole doole yi yóbbu ca waar wa
jaajëfal ko bu baax Cheikh Ndaw mi doon indil ay leeral jëmale ko ci accréditation yu jur coow li jëmale ko nag ci organe de presse yi ci Ligue 1 professionnel championnat Ligue 1 professionnel bu Sénégal ba kii di Samba Top moom njiital Ligue bu Louga indi ci ay leeral la jaajëfalaat ko bu baax Cheikh Ndaw ñu fàttali leen tamit jongante bi dox ci diggante Azak Ndiambour ak Casa Sport tey jii fële nag ca stade Aline Sitoé Diatta ca Ziguinchor rajo Ngidi FM 103.4 dina bégal maanaam amateur de foot yi à partir de 16h30 dinañ ci jokkoo en direct ak DJ Dot ma nga toogal foofu lee rajo Ngidi FM 103.4 ngeen taataan ko ci 16h30 ay wa dañuy tàbb ji ci li ci yéenekaay yi ak Cheikh Ndaw dal leen ak jàmm li gën a fës ci yéenekaay yi dañ koy doore Walf Fadjri quotidien ne réewum Sénégal ado bi ñu leen jox ci ndorteelu atum 2021 bi neexul dara di njëgu déwlin gii ñu nemmee ko ay yokkute ci biir marché bi Vox Populi ne Ousmane Sonko koppar yi muy dajale ngir financer nemmee ko tuuram bi militant yi am nañ ca Pastef 125 millions yu tegal as lëf la ñu dajale ci waxtu yu néew moo taxit ministre bi ngànk doxalinu biir réew mi Antoine Félix Diome mel na ku jom mi jóg ne lii na dakk nañ ko fi yemale lu ko mooy dinaa tasar parti bii di Pastef Birame Souleye Diop ci yéenekaay bi mel na ku koy yemale naan ko saa waay bul aalu bu dee da ngaa mën a supprimer rek ci APR ngay tàmbale doog a xool kaneen ko ci teg yéenekaay bi di Dakar Times lim fi teg dara du ko dindi ne parti boo gis ci réewum Sénégal buñ ko toppee ci financement yu ni mel dinañ ko tas naan askan wi xanaa dañoo fàtte financement russe yi ci atum 2009 ak 2012 ndax da ngeen a fàtte fonds taïwanais en 2017 waaw fonds qataris en 2019 yi nag bu ngeen ko bàyyi ma ne réew mi yàgg naa ami fonds saoudien fonds chinois ba tax yéenekaay bi naan mboolem parti yi fi jot a jiite réewum Sénégal ku nekk ci ñoom jot nga ay financement yu bawoo bitim réew te bu dee moom jëwrin gi daa mën a toppe ci yoon rek bay tas na gëstu fii ci réewum Sénégal ban parti moo fii déposé bilan financier am ci at mi ni ko yoon santaane te loolu moom jëwrin gi xam na ko lii wane rek ne bépp parti politique ci réew mi yaa ngi ci lu yoon santaanewul moom jëwrin gi teg ci tànkam ndax amul benn yoon bu mu addoo fàtti parti politique yi ñu sàmmoonteeg jëf joojee kon nag tey bu jugee bëgg a dal ci kaw Pastef dina jaaxal ñu bari li jaaxal Ndakaaru ak Thiès kay mooy couvre-feu bi Soleil yéene kaay na ñaari gox yooyee kay tere nañ fa ku fa dox 21h ba 5h du matin li ko waral nag mooy ci ñaari gox yooyee fa la wopp jawulee ñaay ndax téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi ci diggante Ndakaaru ak Thiès la ñu fare Abdoulaye Diouf Sarr di ko témoin ci le témoin yéene kaay ne bu ñu deful lii wopp ji dinañu yóbbee ci musiba mbàbba kumba Walfadjri quotidien ne moo taxit Macky Sall indiwaat na couvre-feu ci diggante Ndakaaru ak Thiès laas yéenekaay ne couvre-feu boobee waa Ndakaaru ak waa Thiès nanguwuñu ko moo taxit ay xët-xët yu metti la jur ci diggante ñaari tali Grand Yoff Pikine ak Parcelles Assainies looloo waral ndaw ña daw songi ji commissariat arrondissement bu Ginnaaw Raay Tribune yéenekaay ne xawma luñ jublu woon ci couvre-feu bi waaye bis bu njëkk bi ay xët-xët kase lañ ci nemmeeku Walfadjri quotidien ne ndaw ñi kay décret Macky Sall bi la ñu taal jëppet ci mbedd mi Vox Populi ne leen du tooxi doona yooyu rekk la couvre-feu bi indi ci biir Ndakaaru ndax laata 21h di jot tali bi taj ci la def munoo dem munoo dikk ndax embouteillage autoroute AIBD Thiès ak AIBD Mbour moom dañ ko tëj rap cey fu ñu jëm ak corona Dakar Times nañu xanaa vacciné wu rek yéenekaay bi nañu réewum Sénégal def na commandam ba toog laata muy ñëw Soleil yéenekaay ne nañu jàppandi ci yi takk masque léegi moom farata la lu jëm ci ay manifestation gàmmu ngénteeg dëj ak yu ni mel amatul diñ koy tere lu jëm ci mbirum dem beeg dikk bi oto yi moom amatul taxaw ci bus yi Dakar dem dikki place yi dañ koy yemale en attendant ñu xaar vaccin yi ñëw ndax réewum Sénégal a ngi cay def jéego yu mat sëkk matuwaay yu mat sëkk ñu ngi koy def waaye mënu ko ñoo teg bët kii di Diary Sow moom Diary Sow moo fi tegale woon ñaari at nekk élève bi dàq jàng ci réewum Sénégal ñu yóbbu ko France mu fay jàng ji libération ne rër mër la def kenn amul ci moom benn xibaar njabootam féete ca Malicounda jommi jomet la ñu def jamono ji l'observateur ne kenn ci ay jege ñaaleem la mu wax dalul xel dara ndax nee na téléphone am ak lépp luñ ko mën a jotee dara doxu ci moo taxit foofee ca Paris ñoo ngi fay na si pexe di amal ay réunion lëkkaloo ci waa police ngir mën a teg bët kii di Diary Sow coow fayagul ci kër gii di Dakar dem dikk ibbil yéenekaay bi di Vox Populi directeur général ba Boun Khatab Sylla dindi na lépp lu maître Moussa Diop mam fa utu woon amoon ci ay valeur sànni ca àll ba ndax nee na Moussa Diop jubul lu ëpp 200 agent fictif maanaam yu kenn munta wax kii la amoon na ca kuréel googee di Dakar dem dikk mu ne kuréel googee ba mu fay ñëw rek fekk na fa ay perte yu toll
toll ci 1 milliard te Moussa Diop yemul foofu ñaari restaurant yi gënoon a mag ci Dakar Dem Dikk ay soxnaam la ko jébbal ñu yor ko di ca gundaandaat bëgg noo sa ko gundaandaat bum la tax a jënd ginaar yoo xamul ubbil yéenekaay bi di Le Soleil ne grippe aviaire wopp joojee di dal ginaar yi nemmeeku nañ ko ci biir Sénégal yéenekaay bi nañu benn ferme agricole bu nekk ca Pout lañ ko gis moo taxit la fa nekkoon ci ay ginaar ak i nen lépp lañu faagaagal gas suul ngir bañ wopp ca génn foofee di law ñu daw takk suñuy dal tàggati yaram stade yéenekaay ne dóor fayu Liverpool bu Sadio Mané ginnaaw bi ko Aston Villa jàppe woon wulli ko wulli yu metti Sadio Mané fayul na leen ñaari bal la daal di taal ngir équipe am boobee mën a gagné ñeenti bal ci benn bii nekk ñaari yoon ci saison bi muy doublé moom Sadio Mané naataangoom bii di Mbaye Diagne stade yéenekaay nañu mooy meilleur buteur étranger ca Super League maanaam mbooloom ña fa wàll si ñépp Mbaye Diagne moo leen dàq dugal moo taxit Mbaye Diagne ci yéenekaay bi naan duma Messi duma Cristiano Ronaldo waaye dugal nag moom sama yëf la ma naan ko waaw góor football moom dugal da cay baax Alioune Badara Mbaye mbokk auditeur yu Ngidila FM ñu yendoog jàmm Ngidila FM 103.4 jaajëfal ko bu baax Cheikh Ndaw ci li ci yéenekaay yi indi na ci ay leeral la ganu xibaar yi nag moom mooy Bassirou Diop lay wuyoo di ab sociologue àdduna ci micro Mamadou Ndiaye Ba ci ni mu gisee ci tolluwaayu Sénégal ci yenn fànn yi. tey nag suñu invité moom mooy Bassirou Diop nekk sociologue fii nii ci biir diwaanu Louga monsieur Diop ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay di nuyu auditeur ak auditrice rajo Ngidila FM di la nuyu également di rafetlu vraiment invitation bi di peut-être xaar rek loo xam ne si ay kaddu wala waxtaan dana ci jóge woo xam ne si dana nekk waxtaan mu am solo. yow couvre-feu boobu noonu lu mënoon nekk la wala lu mënoon ñàkk la. waaw xam nga couvre-feu je pense que bii mooy deuxième fois ñu appliqué ko au Sénégal c'est-à-dire d'abord day ànd ak loolu ñuy wax d'abord état d'urgence assorti d'un couvre-feu. voilà boo dee xool nag dafa bokk ci moyens yi ñu jàpp ne war na mën a tax feebar bi dellu ginnaaw war na mën a tax feebar bi également du propagé wu. ci naka la war a mën a delloo feebar bi ginnaaw. waaw ci bon d'après li scientifique yi wax maanaam les médecins et autres moo doon ne feebar bi pour mu dellu ginnaaw il faut yenn rassemblement yi yenn contact physique yi bañ a am. beneen bi mooy aussi gars yi di protéger wu ci soit ci port du masque wala également nga utiliser les gels hydroalcooliques ba nga xam ne si yow dana mën a désinfecter lu bëree bëri donc loolu daal la ciy jàppale moo tax boo xoolee état bi bëgg di limiter déplacement askan wi maanaam di leen kilo mais question yi ñu posé rek mooy ne man dama jàpp ne couvre-feu bu ne 21h ba je pense 5h du matin pour appliquer ko ci 2 régions da ngay poser ay questions ci pertinence bi pourquoi parce que tout simplement man gisaguma benn scientifique bu montré ne peut-être virus bi guddi lay dox virus bi guddi lay dox dafa mel ne daal ñoom dafa doon am information comme quoi ne virus bi heure boobu lay dox te jàpp naa ne nit ñi ci li ëpp ci li ñuy déplacé wu mooy journée bi donc kon bu ne dañuy def couvre-feu pour limiter la propagation du virus appliquer ko ci guddi gi dana bari ñu bari seen xel xaw a teey mooy waral ñenn ñi dañuy dem ba duñ gëm affaire bi dañuy jàpp ne leneen na ci biir ñeneen ñi aussi leneen li aussi li koy expliquer li tax jeunes yi di fipp parfois mooy ne boo xoolee couvre-feu bi gars yi dañ ko préparé wuñ ci population préparé wuñ ci dara noo toog rek président de la république taxaw daal di annoncé ne état d'urgence day am assorti d'un couvre-feu te gars yi dundoon couvre-feu bu njëkk ba ni mu mettee ak ni mu meloon. beneen bi mooy li tax gars yi di fipp aussi mooy ne guddi gi bien vrai que ñu ci ëpp bëccëg la ñuy liggéey mais guddi gi également da ci am ñoo xam ne si une partie de la population boo xam ne si ci leen gagner seen vie ci leen ñenn ñi ci leen di jaay seen i fondé ñi jaay seen yéen ci leen yor seen restaurant yu yéen boo ko tëjee donc dana leen indil ay problème ñeneen ñi également ñu ngi ciy def seen activité de loisir mais activité de loisir sax xëy na sax mënut a justifier vraiment la sortie des jeunes ñuy défier autorité ki doon mais daal li man am mooy état bi depuis le début vraiment bien vrai que mu ngi jël ay mesures mais communication daal des na ci lu bari bari parce que tant que amoo une communication boo xam ne si nu mu ko tuddee horizontale la maanaam boo xam ne si peut-être tey boo ñëwoon tey Louga lu mel ne quartier Kër Sëñ Louga wala yeneen quartier yi au lieu nga yow dem directement yow mi autorité bi
jàpp naa ne am nañu nekk ci biir quartier bi ñoo xam ne si ay leader d'opinion la moo xam muy chef de quartier moo xam muy présidente groupement féminin moo xam muy président ASC moo xam muy président association ñooñu jàpp naa ne ñoom ñooy canaux yi nga xam ne si warees na fa mën a jaar pour convaincre la population pour ba adhérer wu ci kii noonu malheureusement nag depuis le début état bi doxewu noonu dafa am communication verticale mooy lan mooy dangay toog arrêté ministre de l'intérieur génn ñu ne lii dañ koy tere lii dañ koy tere te loolu bon doomu aadama dafa xaw a complexe du noonu lañ koy gérer du noonu lañ koy gouverner ak yooyu noonu c'est-à-dire il faut loolu gars yi bàyyi ci xel beneen bi mooy jeunesse bi dana fipp parce que bon xam nga man bëgguma ci parfois gars yi di juger comme ça nga dégg ñu naan ñoom ñu dañoo réew xamuñu kii non c'est-à-dire ab gars yi nga wax geste barrière mais aussi changement de mentalité. mais gis nañ ne première ba ñu defee couvre-feu bi amoon na lu mu joué woon ci mbas mi ba mu xaw a dellu ginnaaw tuuti tey jii est-ce que nekkul loolu moom moo tax sax ñu indiwaat ko waaye donte ne sax communication bi des na mais gis nañ ne virus bi dafay contaminer 24 heures sur 24 guddi bëccëg waaye ci toute la journée boobu noonu boo ci wàññee benn heure bi est-ce que loolu tamit du bénéfique pour lutter contre la propagation. waaw xam nga bu njëkk ba man. mënuma la ban ko appliquer am na lu mu indi ci feebar parce que amul benn document benn évaluation xam nga affaire yi day baax nga def ay études suivi évaluation yoo xam ne si dana la permettre nga ne couvre-feu bu njëkk ba kat lii la permettre na état bi lii permettre na feebar bi ki doon bu ko defee loolu bu génnoon tey mu leer ci bopp askan wi yëpp jàpp naa ne bu appliqué waatee couvre-feu mun fi nekk naan dañuy manifester woo dañuy def ak yooyu noonu. mais comme demoon nañ ba gis ni kat mbas mi wàññeeku na loolu est-ce que doolu woon rek comme firnde ni kat couvre-feu bi ak état d'urgence bi amoon na effet yu positif. waaw xam nga effet yooyu yàlla lay wax effet yooyu da nga koy wax nii rek yow mais yow gisoo dara leen loo xam ne lu wóor la wala lu scientifique la wala lu objectif loo xam ne si tey peut-être montré na ko xëy na peut-être bu defoon comme laa lay wax ne suivi évaluation te nekkuma aussi di cautionner par exemple yi xale yi def man dama gis ne ak raison boo mën di am. jàpp naa ne santé moom d'abord mooy nekk lu prioritaire mais ñun dañuy nekk ñoo xam ne si mbir du ñëw rek ñu bëgg a def comme ni population bi de juger ñi doon réew ñi doon dañuy dem xool vraiment les facteurs explicatifs te boo xoolee li ma la wax léegi mooy ne population bi ba tey majorité bi adhéré wuñ ci communication bi état bi def beneen bi mooy boo xoolee aussi dafa mel ne rek combat bi ministère de la santé ñoom ñoo ko porté yeneen ministères yi doo leen dégg xëy na peut-être transport boo ko dégg loolu transport day jékki-jékki génne moom benn arrêté ministériel daane tere leen nii ministre de l'intérieur aussi dafa nekk yoo xam ne si ay lu mel ne ministère de la culture lu mel ne ministère de la jeunesse yooyu dañoo waroon a contribuer également ci sensibilisation bi parce que bon problème bi surtout ministère de la culture problème bi c'est un problème culturel parce que à partir du moment où ngay wax ay comportement rek boo xoolee lépp soubassement bi culture la foofu lañu waroon agir ba mën a vraiment convaincre population bi ñu mën a adhérer wu ci kii yoon te arrêter communication verticale bi mooy rek lu jógee ministère wàcc wala lu jógee au niveau central wàcc c'est-à-dire communication horizontale bi moo lay permettre nga mën moom la ñuy tuddee approche communautaire boobu ñu wax depuis lors ñu ngi koy théoriser nii mais en réalité pratique wuñ ko te jeunesse si tey boo leen responsabiliser woon tey jeunesse boo responsabilité mu xam vraiment la gravité de la maladie kooku tey yaakaar naa ne du fa tal nekk di manifester wu keneen koo xam ne également aussi ma ngay manifester wu muy xaritam ak yooyu aussi moom dana am capacité convaincre ko ba mu bàyyi li muy def mais malheureusement impliqué wul dañuy ñëw rek wàccee arrêté mu jógee au niveau central ñu mel ne comme si danaan leen def leen di force te doomu aadama noonu nga koy gérer du ay c'est-à-dire dafa am da nga koy conscientiser davantage. kon bu ñu sukkandikoo ci Bassirou Diop nekk sociologue mën nañu wax ni ndaw ñi di génn di ñaxtug yooyu tamit lu ñu mën a comprendre la. lu ñu mën a comprendre la. ci naka. ci li ñu mën a comprendre la nekkul lu ñu cautionné tey bu ñu sañoon ñun tey ndaw ñi bu ñu appliqué couvre-feu ci réew mi ñoom ñëpp ñu kii parce que vraiment jàpp naa ne état bi ci boppam amul benn intérêt di tëj nit ñi situation bi moo egg ci benn niveau bu grave boo xam ne si rek. dafa jot ñu jël ay mesures mais boo jël ay mesures aussi dafa am da nga koy jël de manière intelligente
tey jeunesse bi li ñuy def nii tey mënees na koo comprendre parce que jeunesse la boo xam ne si tey boo dee xool ci combat bi ñu ci bari impliqué wuñ leen dañuy dégg information kii noonu parce que implication bi mooy d'abord nga responsabiliser leen à travers les quartiers ak association yi ni am nga fekk xam nga dafa am ay mécanismes yi fi am ba pare mécanisme yooyu tey boo ñëwoon tey appuyé ci mën nga ci jaaree vraiment sensibiliser la jeunesse ban adhéré wu ci kii noonu mécanisme mooy lan ASC yaa ngi fi daayira yaa ngi fi association yaa ngi fi yeneen ngeen fi yooyu ngay mécanisme yooyu fi nekk ba pare nga organisation sociale boobu am à la base ci ngay sukkandiku d'abord parce que jeune boo gis tey membre association la wala membre d'une ASC la wala membre d'un daayira la donc kon ci mécanisme boobu ci ngay jaar vraiment ba impliqué leen boo leen impliqué nag boobaa déjà responsabilité leen ba nga xam ne ñoom ñu xam ne la war président de la république ci feebar bi war ministre de la santé ak yeneen moom moo leen war parce que d'abord bala ñu koy mën a xeex am mbas du rek approche médicale bi moo ko mën a xeex ay jël nit dem faji leen non mbas li ko mën a faj mooy genre approche communautaire boobu maanaam nga fexe ba population bi ñoom ñëpp changement de comportement am ci ñoom te changement de comportement bu am ci ñoom maa ngi lay koy wax léegi doomu aadama nekkul objet boo xam ne si da ngay ñëw tey comme objet boo xam ne da ngay ñëw une pierre boo xam ne da ngay ñëw fi déplacé nga ko toogal fii non nekkul noonu dafa am xel di xalaat kon xel moom noonu muy yoree xel di xalaat ak yonoon foofu muy ci ay xalaatam fa nga koy fekk jéem a xool noo ko jàppee modifié ko ba fexe mu adhéré wu ci li ngay def. mais est-ce que gisoo ni tamit suñu état bi li muy def dafa nekk di tâtonner rek parce que bu ñu xoolee ni mbas mi nekkul rek Dakar ak Thiès la nekk donte ni ñaari raisons yooyu ñoom ñoo gën a touché ñoom la ñu gën a touché mais tey bu ñu xoolee Kaolack xool Touba xool yeneen gox yi Linguère Daara ni nga xamante ni mbas mi ngi fay lawee est-ce que nekkul de fekk état bi jël ñaari raison rek def couvre-feu loolooy expliquer manifestation wu ndaw ñi. très bien loolu benn aussi incohérence nga ci maanaam loolu c'est-à-dire loolu incohérence la ci am tey dama lay expliquer rek lu mel ne tey Louga boo jëloon tey bi ñu commencé bi Covid bi ñëwee Sénégal gis nga ni organisé woon la jeunesse dégg nga fi stop coronavirus. jeunesse bi yëpp organisé wu commencé mobiliser wu dem ci quartier yi di yóbbu seen i gel di sensibiliser mais au fur et à mesure ñu dem ñu gis ne état bi mi ngi jël ay mesures yoo xam ne si incohérence bi mu am nit ñaa ngi dute daal par exemple tey boo jëloon tey le cas 30 Louga ki ne woon am na Covid léegi bi amee Covid hôpital la décédé léegi communiqué ministère de la santé bi génn xam nga lan la mu ne. Louga am na un cas de décès boo xam ne si ci centre de traitement bi la ko defee te fekk na boobu centre de traitement bi ubbeewul déjà loolu. laataa loolu sax moom ki nga xam médecin chef bi defoon na point de presse ne kat amul benn cas buy nekk fii nii Louga bu ñuy traité parce que cas yëpp wér na ñu xëyaat suba ñu ni am na décès. très bien léegi nag loolu bu ko esprit bi raisonné déggee dana xaw a dute beneen bi mooy dafa am ay par exemple. yu fi xewaat ci ginnaaw bi parce que boo xoolee ay mois de septembre yooyu noonu affaire dafa mel noonu wàññi ko leneen li mooy li ñuy tere maanaam li ñuy tere ñu koy def mooy rassemblement yooyu noonu boo gisee ñi koy tere ci boppam da nga koy def loolu aussi ki lay tere bu fekkee ne moom lam lay tere ma ngi koy def est-ce que kooku convaincre lan la yomb kon moo tax ma ne la jeunesse bu ñëw rek naan leen deneen ki noonu c'est-à-dire am nañ ci ñoo xam peut-être ñoo am nañ seen raison pour di génn défier autorité bi raison yooyu ñu am nag ci ngay jéem a agir jéem leen xamal leen comme li ma la wax léegi état bi amul benn intérêt di tëj nit ñi mais vraiment depuis lors ak ni ñu ci demee des na lu bare incohérence daal bari na. mais yow en tant que sociologue ñu gis ni kat mbas mi am nañu plus de 20 000 cas à chaque fois ñuy dégg ay décès mais ba léegi gis nañ ci société bi am na si ñi nga xamante ni dañu am jafe-jafe gëm ni feebar bi am na loolu lan moo koy expliquer. waaw xam nga société bi tey boo leen diglu woon tey boo gënoon interroger leen ay benn lan la lay wax bon ñun mun ñu koo gëm parce que tout simplement feebar bi ñun gisaguñ ñu ngi koy wax waaye boobu bu dee 20 000 cas yi gisaguñ ko mu dal te feebar bi aussi dafa nekk feebar boo xam ne si aussi bu dalee nit dan naan la rek autorité médicale yi ñoo am sañ-sañ jege ko jéem a xool nu ko jëlee en charge ñooñu loolu lañ lay wax daal ñu ngi koy wax booba léegi jëlu ko beneen bi mooy comme li ma la wax léegi c'est-à-dire bari na ci daal incohérence yoo xam ne si am na ci ni état bi doxalee ni état bi gérer affaire bi
moo tax gëm-gëm googu te nag day jafe lool nga jéem a sensibiliser ki nga xam ne si gëmul na feebar ba te ba tey nii depuis virus bi duggee Sénégal ba léegi bari nañu gëm ne feebar bi am na parce que man mii la wax ni gëm naa ne feebar bi am na parce que bu même bu dara it gis naa ku mu dal koo xam ne xam naa ko koo xam ne si dem na centre de traitement yi ñu faj ko ba mu wér xam man kon kooku man mënuma nekk naan fii noonu gëm naa ko mais dafa une partie de la population une bonne partie de la population d'ailleurs ci ñoom ñoo xam ne si vraiment gëmuñu affaire bi léegi loolu nag boo ko xamee mais état lan la état dañ laa dénk suñu bari léegi yow tey booy communiquer am na benn approche boo war a jël boo tey nii rek ci comme le ministère de point de situation bi ñu def nii xam nga lu bari say bët yàgg say bët bu yàggee da ngay dem ba da nga koy dootu da lay sàppi nu nga ko waxee noonu dootu lu neex jàpp naa ne format bi ñu jël mënoon ko changer indiwaat yeneen acteur xëy na peut-être ministère de la santé ñoom ñooy nekk acteur central bi mais ñu waaw yeneen ministères yi wala ñu indi yeneen vraiment ay leaders d'opinion yoo xam ne si xëy na peut-être dina leen dégg la dernière fois j'ai bien apprécié la sortie du khalife général des Mourides parce que tey nan ko wax Touba mënoo faa appliquer lenn te jaaroo ko ci sëriñ bi parce que lan organisation noonu la demee tey sëriñ bi leen gën a diglu ci ak ko mën di doon kooku nag jàpp naa ne kon tey à tout moment da nga ko war a mën a impliqué muy am information moom it di mën a génn di la mën a jàppale ci communication boobu boo demee Touba boo demee ci yeneen foyer religieux yi nga demaat ci yeneen kii noonu vraiment foofu la dafa nekk ay canaux yoo xam ne war na faa jaar mais état bi dafa mel ne dafa jël affaire bëgg ko accaparer teeku dafa xamul ne mbas société maanaam communauté bi ñoom ñoo koy xeex mais nekkul kenn nit nekkul ministère de la santé nekkul ay médecins nekkul kese l'approche médicale bien vrai qu'elle est importante mais elle est insuffisante pour endiguer la pandémie. mais monsieur Diop tey gis nañ ni ñu ngi ci jóg nañ ci première vague ba yegg ci deuxième vague tey tamit boobu ba léegi première vague ba amoon nañu problème jafe-jafe ngir gëm feebar bi ñu yegg ci deuxième vague bi tamit la même chose tey jii ni lan mooy solution bu ñu war a appliquer bi nga xamante ni bu weesoo rek gouvernement bi ak communiqué yi muy génnee beneen solution bi nga xamante dina mën a dem ba jege société bi ba ñu gën a xam ni kat feebar bi lu am la. mooy approche communautaire boobu ma lay wax rek kese. approche communautaire bi nee nañ ñu ngi koy def à tout moment. parce que gis nañ fi nawetaan scolaire te am yooyu yëpp. ñu ngi fi nawetaan scolaire ba ñu ko defee c'est le sociologue Djibi Diakhaté qui l'avait initié mais bu ñu ko defee gisut ne sax état bi accompagné na ko ci. état bi accompagné ko ci benn yoon gisut benn ministère bu wala benn autorité bu ñëw ko ci jàppale. te vraiment c'était un projet pertinent. tey approche communautaire boobu rek lenn moo ñu man ba nga fexe ba sénégalais yi ak fu mu mën di nekk maanaam ñoo xam ñu nekk Fongolemi ñoo xam ñu nekk Louga ñoo xam ñu nekk fu mu mën di nekk ci zone rurale yooyu noonu fa nga nekk sa kër sa biir kër yow ci sa bopp nga rendre compte ne feebar bi am na te day ray te danaa fexe jël samay matukaay ba nga xam ne si du ma ko wàll te kenn du ma ko wàll loolu bu nekkee ci bopp Sénégalais bu nekk jàpp naa ne foofu la solution bi commencé fexe daal ba nga xam ne si sensibilisation bi ñëpp ciy bokk parce que déjà dem nga ba rendre compte ne maladie bi c'est une maladie grave te day rey loolu nag la koy def néewuñ la population bi ko mais état bi moo war a initier genre programme bi mel noonu maanaam wut ay genre relais communautaire tey boo ñëwoon fii tey par exemple Kër Sëñ Louga comme li ma la wax léegi nga dem par exemple fu mel ne Touba wala dem feneen ak leneen bëgg faa wax directement wax population bi directement te xamuñ la lan la ñu ngi lay door a gis mais kooku da ngay wax ba pare mën na laa di mais bu waxee wax beneen mais il suffit tout simplement rek benn chef religieux wax benn sëriñ wax ñoom ñëpp ñu adhéré wu ci lañuy doxee beneen bi mooy yàlla daf ñëw comme beneen solution mooy yàlla daf ñëw dimbale ñu am ay benn organisation sociale boo xam ne si mi ngi fi déjà wax naa la ko ñaan la tey jeunes yi ñu naan tey ak ñenn ñaa gëmuñu ko koo ci laajoon tey am mi ngi ci benn association wala mi ngi ci benn daayira wala mi ngi ci benn ASC wala mi ngi ci benn daal structure daal kooku tën kon structure yooyu ngay fexe impliqué ñu dugal ci biir beneen leneen li indi woon tey ba tax nit ñi mënuñu ko kii noonu boo xoolee première vague ba man na leen daal nekkoon ci pandémie mais dañoo mel na ku nekk ci famine boo xoolee affaire u ceeb beeg ndimbal yi leen gënoon exposé ci feebar beeg yooyu noonu loolu moo waraloon tey kii kon li ma jàpp rek mooy état bi bu fekkee ne tey bëgg nañu bien vrai que ñu ngi waxi vaccin te vaccin boobu sax dégg nga yenn Sénégal yi commencé yëkkati naan bu ñëwee gëmuñu ko yooyu noonu moo waral la tey même vaccin bu ñëwee aussi te lii ma lay wax amuñ ko appliqué wuñ ko approche communautaire ba nga xam ne si vraiment impliqué leen ci parce que tey comme li ma lay wax mën naa ñëw yow sa koñ ngeen nekk ñaar leader wala ngeen nekk ci man la ngay wax yow laa gën a am yow confiance ci keneen kon yow moom ñooñu kooku nga xam ne si vraiment population bi jox na ko confiance
kooku jàpp naa ne ku ko impliqué ci combat bi dana nekk loo xam ne si vraiment lu kii la. mais est-ce que ñooñu tamit ñooñu ngay wax est-ce que yoon la ñu leen di ñuy xaar ba ñu wax leen jox leen digal état ne leen di wax leen lii wala def leen li ñu koy def donte ni ñun ñëpp la mbas mi di laal positivement wala négativement est-ce que ñooñu yoon la ñuy xaar ñu laan ne jugal wax ak askan bi wala wax ak sa mbokk yi ak yooyu est-ce que waruñu ko jug rek def ko seen combat personnel daal di jug wax ak nit ñi. waaw léegi yow yaa ngi touché beneen problématique parce que yaa ngi touché beneen problématique bu lié à la citoyenneté et au civisme c'est-à-dire yooyu xam nga ab peuple depuis 1900 mën na wax ne sax ba jégalu na jiitu na 1960 mënu leen tàmmal leen li mel leen li xam nga Sénégal dañ ko wax ci vraiment côté citoyenneté ak civisme dafa des. nga bëgg xëy un beau jour bas ñëw rek nga bëgg daal leen force da ngeen def nii da ngeen def non c'est-à-dire dafa war a am benn politique culturelle boo xam ne si depuis lors war na mën a permettre Sénégalais yi du ci mbas mi rek même tey boo indi woon ci yeneen programme yi état bi teg ak yooyu noonu man dama ko daan wax que vaut le PSE par exemple le plan Sénégal émergent bu fekkee ne Sénégalais yi ñu ngi continuer di sànni seen mbalit mi ci mbedd mi wala ñaa ngi continuer sax di tuur ndox ci mbedd mi du jëriñ dara. Le problème c'est un problème de comportement, c'est un problème culturel. Senghor daana ko wax la culture est au début et à la fin du développement. Souleymane Bassirou Diagne feelu ko. On n'a pas économiquement raison si on a culturellement tort. Donc c'est la culture est la base. Foofu la ñu mën a agir ba mën a vraiment permettre population bi ñu xam ne lii ñu ki doon ñooñu ngay wax par exemple naan est-ce que war nañoo xaar war a c'est-à-dire seen niveau de compréhension ak seen degré d'engagement foofu la yem. tey mënoo ñëw fas leen ki doon te wax naa la ko léegi nee na doomu aadama nekkul pierre boo xam ne da ngay ñëw fii jël ko déplacer ko nii dafa am fooy jaar loolu nag état bi la war mu xool vraiment définir un programme yoo xam ne leer na ko ne bu ko appliquer dana permettre ñooñu doon nelaw sax mu yee leen beneen bi mooy loolu aussi damay lancer rek un appel à la population wan aussi ne feebar bi vraiment lu am la te feebar bu garaaw la day rey jàpp naa ne même bu état bi sax comme ni nga ko waxee même état bi defu dara sax c'est-à-dire loolu ñuy wax responsabilité individuelle dafa war ci ku nekk yow nga war a fexe parce que même yow bu ne yow jeune bi ñu ko gars yi expliqué ci feebar bi ne tey jeune bi bu la daloon mën na dal ba mu jàll te doo ko xam ne sax mën a dal mais na la leer na yow bon xarit peut-être kër ga bàyyi nga fa mag moo xam ne si peut-être ma nga am mu ngi traîner ak yenn feebar yi lu mel ne ay diabète lu mel ne ay hypertension yooyu noonu ba nga xam ne si tey bu amoon coronavirus mën na ko lor wala mën na ko lor kon suuraaleel mag ñooñu kon responsabilité individuelle avant même état bi di wax loolu aussi population yi maa ngi leen ci ñaax ñu bàyyi ci xel parce que la santé avant tout waaw la santé avant tout. voilà merci beaucoup monsieur Bassirou Diop nekk sociologue fii nii ci biir région bu Louga Ngidila FM mi ngi lay jaajëfal ñu bàyyi la nga tàggoo ak mbokki auditeurs yi. waaw di la sant ci invitation bi parce que lii rek la il faut moment wu mel nekk nii il faut ñu communiquer waaye booy communiquer aussi na nga wax la réalité des faits amul lu ñuy làqal amul lu ñuy li ci mën a tënk rek ci waxtaan bi mooy état bi daal. approche bi mu jël na ko changer bien vrai que mi ngi expliqué naan approche communautaire mais na ko changer def ko loolu muy wax approche communautaire sinon mën a dem ba jéggi dayo parce que même ñi ngi annoncé vaccin mais vaccin boobu aussi bu ñëwee Sénégal yi bari vacciné woon aussi du régler problème kon il faut agir sur la culture sur la culture ba mën a modifier changer les comportements des Sénégalais ban am benn vraiment xam ne feebar bi am na te bokk nañ ci ku ci nekk ci ñoom benn Sénégalais boo jël bokk na dana xam ne moom war na mën a jóg xeex feebar bi te ni mu jógee xeex mooy fexe ba kenn du ko wàll fexe ba aussi moom du ko wàll kenn. leneen li mooy di remercier waa Ngidila FM parce que man j'apprécie très bien les radios communautaires seen rôle parce que dafay surtout ci moment yu mel nii depuis mbas mi commencé ak léegi gis nañ ne vraiment yéen a ngi ciy jouer rôle bu mag a mag tey population bi ñenn ñi sax commencé di modifier di changer wu sax leen li ci yenn information yi ci rajo bi lañ koy déglu kon ñu leen di ñaax yi ngeen xam ne am ngeen benn rôle bu ngeen war a jouer te da ngeen a bokk aussi ci pouvoir yi li may wax toujours la presse mooy bu ñetti pouvoir yi jàllee pouvoir judiciaire pouvoir législatif pouvoir exécutif bu jàllee presse day ñëw parce que façon bi ngeen di influencer ak opinion bi dafa nekk lu am solo tey réew mi mu ne su def lenn loo xam ne si lu jëm kanam la te wuma ci presse kon ngeen ci dynamique boobu ngeen kii en tout cas man je suis à votre disposition à chaque fois bu ngeen bëggee ay éclairage ci yenn points yi wala leen man je suis prêt à venir vous répondre ànd ci waxtaan ci parce que avant tout ñuy nekk leen ay citoyens leen
te aussi dañoo war a contribuer à l'effort de développement de cette localité. c'est Bassirou Diop nekk sociologue moom itam ñu koy jaajëfal bu baax ci disponibilité am xanaa ñu delloo kàddu gi rek Aline Badara Mbaye. jaajëfal ko bu baax Mamadou Ndiaye ba ci ganam googu nga xamante ni mi ngi wéy turu Bassirou Diop nee naa leen moom ab sociologue la àdduna nag ci maanaam micro Ndiaye ba ci ni mu gisee Sénégal rawatina tamit ci tolluwaayu mbas mi ak communication bi nga xamante ni état bi war na koo fësal la ci engagement communautaire yi di ko jaajëfalaat bu baax mbokk yi nag li ma fi rusoon ci xibaaru ay bis gi di dibéer yem ak fukki fan ci weeru janvier ci atum 2020 nees kiis ñu ñëwaat ci ponk yi di ci gënoon a fës. Ngidila FM 103.4. Ngidila FM 103.4. ponk yi di ci gënoon a fës waxtaan nañ yokkuteeg denrée alimentaire gi di dund gi ci Sénégal rawatina njëgu dëwlin gi fii ci biir diwaanu Louga kii di Modou Awa moom defaloon nañ ci ab reportage toftal nañ ci tamit mbas mi tolluwaayam dafa gën a wulee ñaay fii ci Louga ñu bari nag di laaj ana waa CRGE ñu leen di duppee comité régional de gestion des épidémies kii di Mame Diarra Sène defal nañu ci ab jàngat wàllum tàggat yaram waxtaane nañ tamit coowal séddale lii di accréditation yi ba organe presse yu bari sax ñoom jotuñu cee gis seenu bopp ku ci mel ni Ngidila FM ñoom dal leen cee boddi ba ñoom sax dañoo toog jàpp seenu bopp kii di Samba Top nekk président Ligue bu Louga indi na ci doon ay leeral la ci reportage bi ñu ci Cheikh Ndaw defal li ci yéen a kaay andi woon nañ ceeg Cheikh Ndaw ganu xibaar yi nag Bassirou Diop la doon wuyoo di ab sociologue àdduna ci maanaam micro Ndiaye ba ci ni mu gisee Sénégal ci tolluwaay yi nag yenn fànn yu ci bari lu ci mel ni mbas mi ak tamit li nga xamante ne ni état bi war na ko gën a saytuwaat ci wàllum communication jagleel ko engagement communautaire lii nag ma fi du soon di leen jaajëfalaat auditeur auditrice Ngidila FM 103.4 di jaajëfal sama technicien Serge mi nekk ci machine bi ba journal bi gën a mën a yemb Aline Badara Mbaye moo ko doon nag faram-fàcce di leen jox dig daje ba dimanche ak jàmm ak beneen jour. Vous écoutez Ngidila FM 103.4.